la barakaatu téléspectateur yu Passy TV ak mbokki internet yi fépp fu ngeen mën a nekk ci biit dëkk bi ak biti dëkk bi rawatina ñi ne si biit réew mi biti réew bi yëpp ñu ngi am mbégte ak contentement beneen yoon di ñëw ak yéen amaala beneen spécial plateau. Plateau bi nag li ko tax a jóg lépp di waxtaane li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi nga xamante ni Passy ñu ngi koy dund si wàllum inondation bi mu nekk jafe-jafe boo xamante ni nag saawu nawet jotee rek dina daanu si waat ci kaw askan bi mu nekk loo xamante ni nag pexe amagul ci benn yoon lu dut bokk toog waxtaan boole xalaat yi ñi nga xamante ni ñoo si war a mën a jéem def ci dara pour solution mën a am askan wi mën a nekk si jàmm ñooñu rek la ñuy fës ne toogal ñu ngi ànd ak délégué de quartier bu Léona nga xamante ni fi ñu nekk nii ci quartier la bokk di Cheikh Marigo naka noonu le beneen notable bu nekk ci sama wàllu ndeyjoor monsieur Amadou Wane Mame Bale moom it mu ngi noonu ak technicien bi nga xamante ni moom moo nekk ci mairie bi di monsieur Seck Thiam incha allah ci biir waxtaan bi ñoom ñëpp dinañ am mbégte contentement pour mën a ànd ak ñoom ci biir waxtaan bi lépp nag dara laalewut ci ak politicien mooy boole xalaat yi boole xol yi ak bëgg-bëgg xam ne Passy ñu nee na la ñoo ko war a defar moo tax ñëpp ñu si sàkku seeni xalaat ci biir loolu ñu ngi nuyu délégué salaamaaleykum. waaleykum asalaam wa rahmatullah. voilà ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax tey jii nag ñu ñëwaat ci li nga xamante ni moom moo di situation inondation bi mu nekk lu tar wala lu tarati nga xamante ni borom bi moom moo ko fi wàccee yaakaar naa bu doon lu doomu aadama di def su ko defee benn yoon dootu ko ñaareel wante nag métti na mais loo gis lu nekk solution mën na ci am ginnaaw nuyoo bi loo yaakaar ne mooy doon solution tàqale Léona ak inondation bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu yéen mbokki waa Passy muy Passy TV maa ngi leen di gërëm leen di sant leen di nuyu d'abord di nuyu monsieur Amadou Wane conseiller quartier la di nuyu monsieur Mame Bale muy vraiment xale bu baax xale bu sawar xale boo xam ne ni du pour Léona du pour jàmm gën pour Passy yëpp la di nuyu le technicien de la mairie muy monsieur Seck Thiam di nuyu sunu rak sunu xarit sunu àndandoor mooy kii di mooy Baye Cheikh Thiam moom moo dëkk ci biir inondation bi moo ci nekk moo ciy dund moom ak njabootam ñu ngi ci dund guddi ak bëccëg ñëwaat nañ tey ci mbiri inondation bi bugg cee waxtaan wax ci sunu xalaat wax dëgg yàlla loolu rek moom moo ñu fi tax a toog pour. voilà laaj bi mooy lii moom nekk na loo xamante ni borom bi moom moo ko fi wàccee yaakaar naa bu doon pexe boo xamante ni doomu aadama moo ko fi def bu ko defee benn yoon dootu ko defaat léegi nag nekk na loo xamante ni ay ati at ñu ngi koy dund lan nga jàpp ne moom mooy solution bi pour askan wi tàqale ko ak ndox bi inondation bi fii ci quartier bi. waaw monsieur Touré li nga wax ni mooy dëgg. vraiment gag naa sax parce que balaa ma doon tàmbali dinaa tàmbale nuyu waa Léona di masaw waa Léona nuyu monsieur le maire bi nga xam ne ni yàlla ak moom moo tax ma toog fii teg ma fii ci kanamu waa Léona leen di gërëm di leen masaw waa Léona yàlla def na ay at a ngi nii ñuy dund lii ñun waa Léona ñuy dund inondation bii ça fait des années et des années te wax dëgg yàlla jéem nañ ci lu ne man personnellement ba ma ñëwee ren ak ren ak léegi lii maa ngi ko door a dund bañ ma faleeg léegi ça fait à peine 3 à 4 mois mais lu mel ni maa ngi ko door a dund ak en tant que chef de quartier métti na tiis na démb ñu ngi woon ci biir quartier bi bay am ay kër yu suux fii la ñu oo ñu nag xale yi ñoom Baye Cheikh ñoom Mame Bale ñun ak sama doom yi ñoom Kéba Mariko ñoom Pa Diallo ak Joolaa yi communauté de Joola ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen sant ñoom ñëpp a ñëw jàpp ci ñu dugg kër Ndey Marème Ndey Penda ñu dugg kër Yande Thiam dugg kër Khady Diallo yàlla yonent ba seede na ne dund nañ fa loo xam ne nii man ñaanatuma yàlla dund ko suma adduna bi lii daal maa ngi ñaanal waa Léona lii yàlla na doon loo xam ne nii mooy lu mujj
mooy inondation bu mujj bii fii yàlla bu sama bët tegooti ci lu mel nii ndox moo xam ne dem na ba plus d'1 mètre biir néegi ndey pend si ndox ma dem na 1 mètre et quelque xale bu fa dugg da nga suux biir kër ga la même chose image yaa ngi fi mun nañ leen ko won mun nañoo firnde lu ñuy wax man maa ngi nii Baye Cheikh a ngi nii maam Bale mu ngi nii ak xale yoo xam ne ni ñu ngi fi woon ñun ñëpp ñoo dugg ci biir ndox mi ba biir kër Xadi Jallo koo xam ne ni jigéen boo xam ne nii moo raw góor mu ngi dang ndax amee boppam mais këram ndox mi dafa dugg ba plus d'1 mètre 1 mètre yàlla yonte ba seet na démb dama daanu ci biir ndox mi te ñaantuma lu ma dund démb lu ma dund tey ak sapeur pompier yi wax dëgg yàlla ñaantuma ko yàlla dund maa ngi jërëjëfal waa sapeur pompier guddi ak bëccëg suba ak ngoon commandant Ka mook équipe am heure bu jot suba ak ngoon ñu ngi fi di pomper waaw yàlla def na tamit mairie jëndoon na ñaari pompe à eau ñaari pompe à eau yooyu heure bu nekk mu ngi inquiété wu di laajte ndax jar nañu génne ko parce que waruñu koo teg mairie te wax dëgg yàlla ñëpp kaasoon nañ loolu ñaari pompe à eau li tax ñu teg ko mairie mais loolu tam dafa fekkoon ne situation bi posé wu toon chaque fois ba ma interpellé commandant sapeur pompier bi mu ne ma la situation bi imposé gul ko nañ muñ ba tey ba si situation ba nga ko imposé démb ci guddi lañ fi ñëw 8h30 sapeur pompier ñu ngi fi démb ci ngoon sax démb ci toute la journée dañoo pompe ba ay vers 16h ñu oote seen base ñoo ne ñoo jël si parce que ndox mi jeexoon na ba ñu jël si équipe sapeur pompier bañ leen jël see immédiatement la ndox la soobaat parce que plus de 80 millimètres de pluie wax dëgg yàlla moo tax situation bi am mu dépassé leen démb fii lañ nekk ba 1h du matin waaw ñoom waa sapeur pompier 1h du matin ñu ngi fii di pompe xëyaat tey ñu nekkaat ci dem jël moto pompe yi mairie branché yëpp branché benn bi bàyyi benn bi en réserve tey wóor nañ fu nekk mais vraiment situation bi maa ngi ñaan yàlla daal vraiment mu doon situation bu mujj ci Léona maa ngi leen di gërëm maa ngi leen sant. ok dafa mel ni laal nga jafe-jafe yëpp mais léegi en tant que chef de quartier lan nga jàpp ne mooy doon solution bi ba léegi ñu ngi koy xaar. waaw solution du ñàkk parce que problème bu am rek ci àdduna yàlla dinañu defal solution ñun waa Léona yàgg nañ dund lii comme ni ma ko waxee woon mais yaakaar naa ne pompe à eau yi di sapeur di pomper wallahi billahi wa tallahi du solution waaw solution provisoire la maa ngi ci doon waxtaan ak maire démb ba 1h du matin maa ngi déggante ak maire ba 1h du matin situation mu ngi ko parce que moom dafa voyagé mais situation bi wax dëgg yàlla xelam ak xolam ak lépp mu ngi fii mu ngi koy dund ak ñun te yàlla yontu ba seet na ne à chaque moment maa ngi koy rendre compte toog nañ fu mu toll nii amoon na fan yee passé benn ingénieur bu fi ñëwoon nee na la solution ici du ay curage nañu def benn caniveau benn canal mu dem ba ginnaaw hôtel déversé wu foofa lii sooy seet am na ñu métti na ba ci kanam yàlla mais je crois que ne lii ci biir métti bi mën nañ cee jëlee bànneex man sama solution la proposé suñu dragué ndox mi mu génn ñu ut foofu benn bassin boo xam ne sécurisé wax ma bassin à ciel ouvert nii rek bàyyi ko noonu mais bassin bu sécurisé boo xam ne nii dina mën a recueillir ndox mi wallahi noor nit ñi mun nañ cee béy te mun naa am ay jardin côté yooyu yëpp mun nañoo jël ci ndox mi di ko béy mais man la seule et unique solution moom mooy que ne nañu ut caniveau waaw mairie nañu dimbale état bi nañu dimbale parce que sikki moo la Kandorin inondation ñun ñoo yëg suñu inondation ku nekk loolu la métti rek nga yëg mais wax dëgg yàlla Sénégal yëpp a ngi inondé soo demee tey Kër Massar état bi def na fa des milliards et des milliards ba léegi rek léegi situation bi fii Passy état bi ñëw na fii am na lu mu fi def doyut
voilà mairie foofu jéem na moo tamit doyut. dañuy ñëwaat ci côté boobu sax parce que ne daaw gis nañ ne parlement bi ñëw nañ fi def fi seen visite mais après li population Passy doon gën a xaar mooy ay études ci wàllum canalisation mais finalement ay kit lañ mujj gis ay kit lañ mujj recevoir est-ce que loolu nekkul yaakaar bu tas bu pour population Passy ci wàllu inondation bi. wallaahi man su may wax lu ma fekkee laa xam li ci sama ginnaaw mënu ma cee indi benn témoignage mais lu ci sama kanam li nga xam ne ni moom laay dund tey loolu laay xam yàgg naa di dund inondation nag parce que Léona laa dëkk man xam naa inondation ci la ñuy dund ci la ñuy kii mais parfois yenn tournée politique yi naam chef yëpp war nañ koo yëg ñoom sous-préfet ñoom gouverneur ñoom préfet ba gouverneur ba ministre de l'hydraulique war nañ yëg yu mel nii mais très sincèrement tournée parlementaire lu bëree bëri dañ koy wax waaye duñ ko jëfe en âme et conscience man de maire ci boppam nee na ma tappe na ci ministère bi du benn yoon du ñaari yoon te lii technicien bi jógee ministère de l'hydraulique lu mu wax man gëm naa ne loolu rek moo ci mën a génne Passy te yaay des témoignages am na année boo xam ne nii mairie avec l'aide de Eiffage jàppaloon nañu def ay benn canal mais ñu riverains yi nekk fi côté bi yëpp neewoon nañ ne at boobu inondation amu fi te man je crois que ne la seule solution mooy que ne ñu réitérer loola ñu reprendre ko defaat canal mu dem déverser ba ginnaaw hôtel waaw fexe recueillir ndox mi def ko ñu mën a def ay kii maraîchage man je crois que ne loolu mooy solution bi. jaajëf daal mooy suma solution pour le moment. jaajëf waaw fii laa mën a gom tolloo ci waxtaan bi. voilà ba xam leen jaajëf ginnaaw délégué de quartier ba léegi dañuy avancer ci waxtaan bi monsieur Amadou Wane yaakaar naa moom it yaa ngi ci quartier bi di dund ak say mbokk say dëkkandoor li nga xamante ni moom mooy de situation inondation bi mu mel ni yéen lu jiitu tey am na yenn pexe yoo xamante ne nasoon ngeen ko ci inondation yi tolluwaay boobu boo ci mënee dellu si waat ci nu mu gën a gàttee rek. waaw jërëjëf Modou balaa ma ciy toll si ñëw donc ma nuyu délégué de quartier bu baax a baax di nuyu waa Passy TV di nuyu plateforme de communication defe naa ne moom nga teewal di nuyu internet bi di nuyu Mambale di nekk nuyu suma grand Seck Thiam bu baax di rafetlu initiative bi ngeen jëlatiwaat ndax c'est pas une première fois ndax chaque fois ndox mi bu sonalee Léona yéen a ngi nekk un seuil bugg a jox la population la bonne information ak la réalité des choses de ce que souffre Léona ginnaaw loolu nag question bi nga ma laaj dinaa ci wax ndax lu ci ëpp doole délégué wax na ci mais dina am foo xam ne du ma ci d'accord ak moom administration continuité la su ne li mu wees du ci wax en tant que délégué tudd na ba dudd dragage bi fii Eiffage waxoon te fekkewu ko kon donc nay wax lim fekkee ak lim fekkewul yëpp parce que moom la yàlla teg ci quartier bi donc li fi fekkoon li fi nekkoon ak li fiy ñëw it ci loxoom la ko yàlla teg donc da koy wax na koy wax waaw lu mu ci xam lu mu ci xamul mu gëstu ji ko pour wax ko pour population bi xam ko comme conseil voilà ci mbiru ndox mi li nga doon wax lañ ci doon def defe naa daaw dañ fi toog je parle sous le contrôle de Cheikh Mariko mii nekk délégué fii lañ toog Ousmane Thiam woo téléphone commandant bi ne ko lu tax ngàcc sewu leen mu ne dañ amul gasoil y a un nommé Amadou Dem Sonatel mayoon nañu 100 litres gasoil waaye pare nañ jeex na ma ne Ousmane man de amaa connaissance gasoil jeex na man yaakaaruma ne loolu raison la yaakaaruma ne noonu la war a tëddee sax quoi mu ne ma waaye ñun nañ jéem ma ne jéem bi mooy lan mu ne ma nañ dugal ci groupe parce que New Rapido ak Idole ñu ñaan ma ne waaw baax na moom mu def vocal devant tout le monde fii ñu dugal ko on a eu des appuis à hauteur pratiquement jege na ay 300 nangam mille moom Ousmane moom ñu responsabiliser ko mu dem ñu ci ëpp doole dañ jëndoon gasoil bàyyi ko station Thierno Ba du ma cité tur bugguma ko cité ñoom ñëpp ñu bàyyi woon foofu seen gasoil sapeur saa yu xëyee ñu dem jël 20 litres wala 40 litres alimenté leen ñu Ousmane yore waale xaalis boo xam ne da leen doon toggal añ au jour le jour ñu bàyyi leen boutique Moussa Bélé li ñuy jëndee warga ak suukar defe naa ñu nekk ci ba yàlla dimbali ñu ndox ma jeex
mais l'argent là il reste que léegi laa ci woo sax Pape Gueye ne ko nag j'aurais aimé xaalis boobu ngeen yoroon ñu yor ko ba déposé woon ko station nañ ci def situation rendraat ko askan bi ndax am na lu ci des mu tuuti ko bëri des na ay lu ëpp ñaar fukki ju nekk lu teg ñu delloowaat ko ci ndox mi wala ñu xool ndax leneen ndax askanu parce que moo taxoon ñu may ko il sera intéressant ñu def compte rendu bi loolu defe naa ne defoon nañ ko ci wàllu ndox mi daaw donc loolu it c'est bon pour ñu rendre ci compte nit ñi xam ne l'argent là ba léegi mu ngi des su amee fenn fu ñu ko war a dugal rek ñu dugal ko fa ci yoon waaw Modou loolu laa amoon lu may tontu ci sa première laaj boobu. voilà ba léegi nii situation bi ak yéen ni ngeen koy dundee si biir waxtaan bi délégué nee na li nga xamante ni moom moo di moto pompe bi déjà du solution provisoire la meilleure solution bi boo ko mënee laal directement lan ngay wax askan bi. voilà xam nga comme wax na ko ni mu ko waxee la kii ñun nous voulons une solution pérenne durable une solution durable nag bu ñu ko waxee mooy. nga xam ne nii bu mbënd jotatee duñ gis Modou Touré wala duñ gis keneen délégué de quartier du jóg du dugg ci biir quartier bi di xool ñan ñooy sonn wala sonnuñ loolu lañ bëgg solution boobu lañ bëgg defe naa ne. solution boobu lan la. mais solution bi c'est au personnel mii nga xam ne nii tey sont appelés à savoir lan mooy solution bi ñoom ñoo ko mën a wax ñun suñ xalaat rek lañ mën a wax amaan na li ñuy wax fekk ne c'est pas la bonne. mais ñun ñëpp a ngi wax naan canalisation bu fekkente ne canalisation mënul régler solution bi définitive xamuñ y a des techniciens qui sont appelés pour ça ñoom ñoo mun a wax lan mooy éradiquer lii une bonne fois pour toutes mais xam naa ne en connaissance de cause c'est pas l'affaire des pompes ni ma ko waxee woon délégué fii laa ko waxaatee nee naa ko mbir mi du problème mu ŋàcc man si ça aurait été moi duñ ŋàcc fii on investit de l'argent boo xam ne comme da nga koy sandi parce que boo ŋàccee tey à la minute qui suit kii mu tawaat day delluwaat ci condition situation yi ñu dundoon dañ koy dund nañ toog comme ni président de la république son excellence Macky Sall wax ne nañ dund ak virus bi jaratul tëj xam nañ ne jaratul tëj kenn jaratul def ay confinement gi demee noonu nañ dund ak ndox mi ba am solution durable mais lii c'est pas une solution. waaw foofu tamit est-ce que jàpp nga ne ni par rapport ak mbas mi nga xam ne au total dañ koy xaar mu jeex mais est-ce que war nga def comparaison entre virus bi ak ndox mi. parce que ndox mi neexut a dëkkal. bu baax bi moo gën a gaaw ndox mi il paraît que faw ngeen jéem a tegal askan wi li xellee ko si seen xel yi ngeen wax ne kat man lii laa jàpp ne suñ ko amoon lum néew ndox mi inondation bi dina wàññeeku mais que solution bi moom yaakaar naa du toog di kii xanaa. waaw xam nga loolu yaakaar la. waaw. mais mbiru pompe yi dund nañ ko ba xam ko xam ne pompe yi c'est pas la solution. voilà mais donc yaakaar bi ñuy am mooy gis nañ ne ñëpp ni ko ñëpp waxee nañ canal am na dëkk yu am canal te fekkul mbën da nga leen si sonal prenons l'exemple de Fatick barke démb ak démb dafa inondé partout dans Fatick prenons l'exemple de Touba dafa inondé partout. Ouais. Donc est-ce que la solution c'est def canalisation am na yoo xam ne nii. solution durable nee naa la man du ma technicien pour mun a wax ne lii mooy solution bu pérenne bu mun a régler lépp donc li ma yaakaar rek laay wax mais li ma dund comme expérience xam naa ne c'est pas la bonne solution si tënk yow sa yaakaar lan la sa yaakaar su ma yaakaar mooy ni ko gars yi waxee rek ñu wut ñi nga xam ne nii ni ko état bi defalee yeneen dëkk yi ñu jéem ko fi daf ko fi xool une bonne fois pour toutes. jaajëf ba léegi édition spéciale bi day wéyandi technicien bu nga xamante ni moom moo nekk ci mairie bu Passy di Seck Thiam mu ngi ak ñun ba léegi Seck ginnaaw bi nga xamante ni déglu nga kàddu Amadou Wane yow en tant que technicien lii yaakaar naa neexut ñi ngay liggéeyat lan nga gis ne mooy solution ginnaaw boo nuyoo téléspectateurs yi. asalaamaaleykum maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp ñi fi teew di leen sant parce que lii lu am solo la te jàpp nañ ne lii média la moom bokk na ci li nga xam ne moo mun a siiwal problème inondation bi ba mu saafara comme ni ko Amadou waxee délégué waxee ko noonu la du ma si dellu si waat mais man côté technique rek lay waxee di wax ne aussi balaa loolu man Seck Thiam d'abord avant d'être technicien à la mairie man dama dëkk si biir ndox mi fi ñu toog nii ak suma kër ñaari kër moo si dox lii je l'ai vécu depuis bi inondation commencé am ba léegi si laa dëkk sama néegi ndox di si dugg sama néeg papa ndox di si dugg donc lii lu may ressentir la waxuma ko en tant que politique wala waxuma ko en tant que
dara mais dama koy vivre en tant que citoyen, en tant que un enfant de ce quartier. Bu loolu passé bon inondation bi c'est vrai ça fait des années métti na trop on le vit mais nag techniquement commune bi nga xam ne moom laa fi teewal vraiment chaque année mi ngi def kéemtalaay kattanam avec le maire Pape Adama Cissé pour génne nit ñi ci lii bien avant ça qu'il soit maire moom dañu ànd ak population yi vraiment di leen jàppale pour lii bi mu nekkee maire aussi chaque année bu inondation amee lim ci war a def yëpp daf koy def mu lim ci war a def mu ngi koy def di leen fàttali aussi ni inondation du compétence transférée dafa fekk ne rek inondation état moo ko mun a régler dafa fekk ne rek ne boo nekkee maire lépp luy métti sa askan nag da nga ci war a taxaw fu ñu taxaw nga taxaw fa lépp lu leen daal nga taxaw si loolu moo si nekk moo tax pour cette année 1 mois avant inondation yi monsieur le maire fay na 1,2 million entreprise bi nga xam ne muy Xelcom nekk fii nii si commune Diossong ñu ñëw draguer exutoire yi là le délégué de quartier peut le témoigner draguer nañ exutoire yi à hauteur de 1,2 million pour préparer inondation parce que xamoon nañ ne nii lay demee bu tawee te bu ñu pompé ci exutoire yooyu lay dem. loolu def nañ ko. exutoire yooyu tamit dañoo constaté ne dafa mel ni profondeur bi ñu doon xaar wala boog bassin bi nga xamante ni moom moo waroon a indi meilleure solution bi dafa mel ni amul. dafa mel ni fi canal bi jeexee rek ngeen dal di wàqi noonu parce que bu ñu xoolee ndox bi dafa feesaat ci biir canal bi ba war a defaat retour. effectivement am na amélioration parce que boo xoolee Cheikh boo demee fële si côté law bi kër yi nga xam ne ndox mi da doon dugg ba muy daanu mu mel ni kër Abibou Ndiaye kër ñoom Moon Ndiaye tëggkat yi sabar actuellement ndox mi dandee na ko lu ëpp 60 mètres. kon sécurité bassin bi am na impact ci ndox mi maanaam li ñu ko dragué volume ndox bi mu war a jël yokku na loolu tamit boo demee ci ab tool jara bassin boobu tamit volume bi mu war a jël yokku na yëpp yokku na donc on a vu l'impact de ce travail fait par monsieur le maire. mais en tant que technicien jàppoo ne tamit moment bi nga xamante ni yéen a ngi doon wàqi foofu amoon bassin boo xamante ndox mi dafay toog xaar nga xamante ni lépp luñ pompé fii bu demee parce que actuellement nii déjà plein fees na heure bu tawee canal yi tekk lay def jàpp leen ne wàq bi tamit dafa des wala boog da ngeen wàqi te waxu leen ko fi mu war a toog. non wax naa la ne comment dirais-je inondation du compétence transférée inondation état moo ko gérer def ci loo xam ne c'est à coup de milliards état moo ko mën ñun mairie lu ñu mën faire des études on a payé des géomètres ñu ñëw xool ñu niveau gravitaire yi pente ndox yi fi mu war a jëm dafay étude préalable nga xam ne boo tasee autorité bi nga xam lu ñu koy wax mobiliser nañ comment dirais-je le parlement ñëw nañ fi en visite ça fait même pas 10 jours je parle sous le contrôle du délégué des quartiers ministère en charge de l'inondation la direction envoyé nañ fi un certain Mamadiké di technicien boo xam ne il nous a promis que ne déwén moom il doit prendre l'inondation de Passy en main moom en tant que directeur que moom li ko xalaat na ne ren rëcc na mais déwén moom il fera un canal dans le Léona il l'a dit devant le délégué des quartiers ce qui veut dire que ñun fépp fu ñu war a làmb nañ ko le maire a saisi le gouverneur gis ngeen léegi la fi sous-préfet jógee gis ngeen ko dégg nga bu ngeen ko interviewé sax le maire a saisi kii de droit ñi mu war a saisir yëpp saisir na leen li ñu ci war a def yëpp def nañu ko on a acheté 2 motopompes boo xoolee fii benn motopompe moo fi doon tàkk avec les sapeurs-pompiers il y a 2 motopompes neuves achetées par la mairie ce matin jox nañ leen def nañ à leur disposition 100 litres de carburant on a 300 litres mais dans un premier temps on a mis 100 litres de carburant à leur disposition jox nañ leen tuyau 100 mètres de tuyau mu ngi ne tuyau bu bees la pour seen i liggéey on a mis à leur disposition de l'huile jox nañ leen logement donc on suit l'évolution des choses à chaque pluie avec le délégué et le commandant des sapeurs-pompiers en fait daal mairie li mu si war a taxawaay bi mu si war a taxaw na ko li si des nag mooy ñu ñaan autorités yi nga xam ne comme ni ma leen ko waxee état ñoo mën a régler définitivement inondation loolu ñu ngi leen koy ñaan te li ngeen di def nii moo ñuy dimbale tamit pour état jot si parce que bu siiwee rek état dina xam ne vraiment fi lii la laaj ñu def ko loolu ñu ngi leen ci gërëm mais techniquement volet yooyu yëpp def nañ ko ci inondation bi mais du ren rek depuis que inondation commencé ba léegi ñun ñu ngi koy def ñu ngi leen di accompagner loger leen mettre leen dans de bonnes conditions lépp lu ñu soxla ñu def ko. ok technicien bi nga xamante ni moom la waa ministre hydraulique bi chargé de inondation yebaloon fii bi mu ñëwaatee moom liggéeyam fan la ko laalee ban côté la doon. waaw moom dans un premier temps ñoom dañ fi envoyé benn équipe benn entrepreneur pour mu ñëw def comme li ñu defoon parce que entrepreneur boobu ñëwoon na fi en 2017 xam ne un peu la situation il a discuté au ministère ne nañ yokkaat exutoire yi dragué waat ko mu gën a xóot
fekk ñun mairie defoon nañ ko à hauteur de 1 200 000 léegi ñoom liñ dragué woon ñoom loolu lañ dolliwaat dragué waat ko léegi nag bon comme dafa liggéeyloo entreprise c'est de son rôle avant mu koy fay mu ñëw xool si effectivement lan la fi entreprise bi liggéey bi mu ñëwee nag si lañ def ak moom site yëpp mu gën a maîtriser parce que moom moo si fi woon ñëw moo si fi ñëw dafa envoyé un entrepreneur boo xam ne client la si ñoom ñëwoon na Passy en 2017 xam na fi bu baax moom la yebal après mu ñëw après il a eu les solutions idoines yi mu jàpp ne déwén buñ ko fi fekkee incha allah moom dina def de telle sorte que dinañ am canalisation qui va traverser tout le Léona nga xam ne définitivement solution yi dina régler foofu lañ ci toll te loolu c'est un technicien du ministère en charge de l'inondation moo ko wax donc loolu ñun loolu la ñu soxla. ok laaj bu mujj bi mooy en tant que technicien ci quartier Passy boo mënoon a résumer nit ñi yow nga xam ne da ngay dem partout si ruq-ruqaan yëpp. ñaata quartier tey jii ñoom ñooy souffrir ci inondation bi. inondation effectivement bon boo xoolee Léona moom moo gën a impacté ci inondation yi mais Darou Salaam aussi si la bokk parce que foofu dañ fa daan am site de pompage ci weti Lawbe weti kër Abibou Ndiaye tey jii dem nañ fa mais ak dragage yi exutoire bi ndox mi avancé wul donc baax kii woon na trop parce que Cheikh tàmm na dem foofu moom gis na li may wax quoi gis na exutoire bi ça a pris le trop plein d'eau ba nga xam ne kër yi yegg si ndox mi yegg si wul sax ci kër yi te bu njëkk buñ toll woon foofu à 100 mètres doo dugg bale mi xam na koñ boobu bu baax day défendre bu baax foofu donc loolu ay avancées yu am solo la ci ndox bi mais du Léona kese dina impacter aussi yeneen côté ay teen yu màbb ay waañ yu daanoog affaire yu quelques dégâts matériels mais inondation carrément moom c'est Léona et Darou Salam. ok actuellement fu maire ne moom monsieur le maire mu ngi fan. ah monsieur le maire il est à Dakar mais il est en train de funer partout parce que boo xoolee sous-préfet loolu moo ko fi indi tey jii c'est commandant démb maire def na réunion ak le capitaine des sapeurs-pompiers moo tax tey jii boo gisee matériel mairie bi yëpp ñoom ñu ñëw xëy suba teel jël ko maire il est en train de faire la pression au niveau de Dakar démb def nay réunion man ak moom ak monsieur Sidibé le directeur en charge de l'inondation on a fait une réunion à 3 démb wax nañ ko situation bi yëpp wax nañ si laajal Cheikh maire actuellement dafa dem ba xuloog ñëpp sax daf ñu ne ñun Passy bi ngeen di wax ak man Passy bi may wax du benn parce que am na ñoom Ousmane Thiam ñoom arrête je peux les citer am na ay vidéos yu ñu koy envoyé actuellement le maire est sur les nerfs dégg nga loolu léegi Cheikh ngi wax ne war nañ def benn réunion tempérer ko tuuti quoi waaw voilà. voilà Mame Baldé jaajëfal ko bu baax a baax édition spéciale bi day wéyandi ba léegi ginnaaw moom technicien bi Seck Thiam Mame Baldé yow it nga nekk jeune nekk ci dëkk bi yaa ngi constaté xëy na am na loo xamante ni gisal nga ko sa bopp xëy na am na loo xamante ni sa xalaatu bopp en tant que jeune di nga ko am ci li nga xamante ni moom moo di situation inondation bi Passy depuis 2012 ba léegi ñu koy dund. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku nekk turam ak santam di nuyu Passy TV bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di remercier vraiment sapeur pompier parce que vraiment sonn nañ trop. mais fi ñu mën fi may commencé si wax ji rek mooy fi ñu war a duut baaraam duuduñ fa baaraam dara bu amee buñ jéem a nëbb maire mu ngi góorgóorlu maire mu ngi liggéey mais situation exacte lañ ko dul wax maire ñi ko war a rendre compte léeg-léeg duñ nekk sur le terrain pour rendre ko compte lan moo am réellement man dëkkuma si koñ bi dem ba léegi maa ngi si biir ndox mi di xuus pour nga gis yeneen jeunes yi Passy ñu ñëw jàppale nit ñi problème la ku nekk day toog sa coin di wax maire mais maire it amul sens parce que ñu war a dégluwu leen ñu war a jokkoowu leen ñoom moo tax problème bi di am à chaque fois ñun nag ay jeunes lañ dëkk si dëkk bi duñ xaar kenn du monsieur le maire du Cheikh Marigo du kenn dëkk bi suñu dëkk la ñun ñoo ko moom ay jeunes lañ lépp luñ gis ne war nañ ko mën a participer si dëkk bi dinañ ko def mais problème bi fi ñu war a laal dëgg état la Macky Sall ñëw na Passy dig nañu fi ñaata yoon mais lim ñu dégg gisuñ si dara nañ dugal foofu suñu loxo Macky Sall ñun ñoo ko fal ñun ñoo ko fi teg mais Macky Sall ñoo na fi taxaw monsieur le maire waxu ko ay yoon problème bi ñu am mooy inondation Macky Sall taxaw mu jëy ñëw dafa ñëw taxaw rond point la taxaw bi ko maire waxee mu ne dinaa ko régler ki mu nekk loolu mënoo ko jëlal note mais ba léegi gisuñ dara Moustapha Mbaye mooy conseil départemental fii nii mais war na see mun a appuyer war na see mun a dugal loxo mais inondation day am autorité yi doo si gis kenn Léona dañuy sonn du Léona kese parce que ñun ñëpp benn lañ ay mbokk lañ mais doo si gis kenn ku ñëw wàcc sur le terrain Macky Sall tey bu ñëwoon nga gis leen ñoom ñëpp ñu wàcc sur le terrain kon loolu ñuy def noonu gëmuñ dëkk bi
nañ wàcc si sur le terrain man Macky Sall dama ko politique man suñu ko fal si laa bokk Moustapha Mbaye doomam lay àndal muy Pape Dieye dama naan ko man sa baaxu politique dafa ma neex mais nag bu wax dëgg jotee nañ ko wax monsieur le maire élément am la 100% du ma tricher mais ñi mu war a dégluwu leen parce que affaire bi dafa métti trop. mais moom it gisoo ne moom si jëmmi boppam jot na pour mu wàcc si terrain bi moom it gisal boppam par rapport muy toog fee rek ñu koy envoyé ay vidéo muy jàngat. non xam nga monsieur le maire wàcc sur le terrain dafa am politique boo koy def dafa am ay homme du terrain li ñu tuddee homme du terrain ku mel ni Mame Bale man damay xëy suba ratisser parce que yëpp lépp loo xam ne lu normal la wala lu normalul dama koy ratisser si même jour bi dama koy xam mais kooku noonu tey ji monsieur le maire war na mun a génn dem uti ji leneen loo xam ne pour askan bi soxlaa mu jox leen ko moo homme du terrain yooyu ñoom ñoo war a liggéey loolu di rendre compte maire au temps mais tamit di leen bàyyi xel di leen jox nopp parce que doole yemul tey man am na dama koy bëgg rendre compte maire mais pour ma jënd crédit woo maire du ma yor benn 500 francs jëndee ko crédit ko woo maire du ma ko def am naa beneen soxla am naa doom am naa njaboot mais maire moo war a toog ba sàgg xam ne am na ay jeunes yu koy liggéeyal am na jeunes yu nekk si ginnaaw mu leen di woo téléphone wala sax mu leen di dugal ligne pour ñu mun di coordonner ak moom mais loolu mooy yoon mais heure bii nii moom canalisation moom mooy priorité bi mooy yoon moom moo mun a wàññi ndox mi parce que ku ne xam na ndox mi fi muy jógee ko benn koñ lay jógee ko jaar si marché bi ñëw fii directement mais foofu boo ko defee les canaux jaarale ko si régal yi day dem yoonam kon côté boobu pour régler ko yomb na mais à chaque fois dañu ñëw taxaw wax dem député yi bi ñu fa dajaloo ñëw bi ñu ñëwee wax ba mar ni Macky Sall def lañ defuñ fi dara te ñun ñoo leen fal léegi nag nit ki boo ko falee di nga toll moment boo xam ne il est temps nga woon ko ne ko ñun dañuy defal lii mënoo ko ñu wan la ginnaaw Macky Sall dañ ko fal pour mu liggéey ñu suñu dëkk bi mais parce que boobu ba léegi dugalu si loxoom inondation ñaata yoon la ko monsieur le maire interpellé defu si dara côté boobu daal laa gis ne war nañ see gën a mën a taxaw askan ne Passy bi yëpp ñu bàyyi parti politique askan ne Passy yëpp taxaw xam ne lii nii population bi ñoo dund lu métti ñu taxaw ñun ñëpp jàppandoor dóorandoor wane ne ñun lii lañ bëgg ñu defal ñu suñu ko mooy defal ñu ànd si bu ñu ko mënta defal tak population Passy bi jéem koo xam ne noonu lañ koy xeexee côté boobu daal laa gis ne war nañ see gën a taxaw di sant chef de quartier bu baax a baax côté boobu daal laa amoon lu mu si voilà jaajëfal ko bu baax édition spéciale bi day wéyandi beneen ab élément Baye Cheikh moom yaakaar naa si bokk na si ñi nga xamante ñoom ñu ngi dund inondation bi sa tolluwaay ak pexe yi lan nga jàpp ne mooy solution bi pour tàqale ñu ak li nga xamante ni moom moo di ndox mi. asalaamaaleykum d'abord maa ngi leen di nuyu yéen Passy TV di nuyu sama tonton bi toog ak sama grand bi Amadou Wane di nuyu Mame Bale Ndaw di ko bëggee di jaaraamal Cheikh démb situation bi bu mu grave ñaan ñii rek lañ gis si partisan boo xam ne nii ñu ne niti maire lañ muy seet suñ délégué de quartier bi naka jekk moom loolu da ko doon dund ak ñu parce que suñ kilifa la si quartier bi suñ gisee naqar mu ngi suñ gannaaw bànneex mu ngi suñ gannaaw bu démb mi rawatina dem nañ démb ndox mi augmenté na ba 1,50 m di suñ fi benn jeune lañ fi gis moom Mame Bale su ko moyee comité joolaa yi su ko moyee ñun waaye koñ bi ñun ñuy dund ndox mi lii nag ñu ngi koy dund ay at métti na lool ba fu métti yem parce que suñ njaboot yaa ngi fi ay gune lañ ñun borom njaboot yu ndaw lañ dañuy dox di faraatu ji di bàyyi jigéen ñi ak xale yeeg ñëpp si kër ga fi mu ne nii soo demee faraatu ji doo fa def 5 minutes ñëw dal si waat xool si kër gi parce que doo bàyyi gune yu ndaw buy raam mu dugg si ndox mi dee leneen la te situation bi ñu ngi koy dund ay ati at muy lenn man ku may njëkk a woo si ki situation Macky Sall la Macky Sall lu ma ko si woowe mooy Passy ñu ko fal si la bokk Macky Sall waaye Passy toog nañ fii ba 4 heures du matin di ko teetu mu jaar fii Passy kenn bougéwul maître de Macky Sall bu mu faloo ba léegi mosul defal Passy dara nag bu gouvernement bu mu kiyee ba léegi mosul daw lu su ñëwee fii dig na fi jeunes yi lycée defu ko Macky Sall dig na fi lu ne di suñ si dara xaw ma suñ gars yi su taxaw wax ko xaw ma su ko waxul tamit nit ñi dégg nañ ko ba mu ne waaw nit ki nag soo waxee waaw te Macky Sall dëkk tout près Fatick Passy nekk xoolal commune boo xam ne nii buy dugal recette bu mag la si département si région de Fatick si département de Foundiougne Macky Sall war naa bàyyi xel Passy beneen bi may dolli di waxaat mooy suñ autorités yi fi ne lii du régler situation bi di nga bi Eiffage jaaree Eiffage Sénégal fu mu jaar fu nekk def na fa ville moderne xam nga bu fi Eiffage jaaree suñ xaroon seen tànk tubéy ne Eiffage dañ bëgg lii dimbale ñu si lii Eiffage dinañ fi def ay canal yoo xam ne dina jeex bu fi Eiffage jaaree def na fi benn canal boo xam ne année boobu indoon na wuñ Seck Thiam moo ànd ak kii bi ñu koy gas fee lañ ko gasee mu wër def nii ñoom xam nañ fu ñu ko gasoon démb ak barki démb inondation amul pourquoi loolu mënuñ koo def canal boo xam ne nii matul sa 1 kilomètre mënuñ koo def canal jaarale ko fa at mu jot ñuy bàyyi nit ñi dundul seen njaboot yee si dund temps seen njaboot yi doon dund bala seen doom yi si dund duñ ko seetaanee nii ñun nag ñu ngi dund lu métti
yàlla mi ñu ko teg nag yàlla nañu ko teggil si nu mu waree ñu ngi sant yàlla rek di leen gërëm nag yéen ñi ñu nemmeeku tuur di ko waxaat nag Moustapha Mbaye moom mi fi nekkal département bi te Passy la dëkk ak ani Passy ngi dund lii moom it na si dugal loxoom comme nu waree wax. est-ce que moom dëgg na tànkam fii nii wala mu yebal fi délégation. mosuma si gis Moustapha Mbaye mosuma gis délégation mosuma gis su mooyee yow plateforme départementale bi yow suñu amee naqar ñu ngi lay gis suñu amee bànnee ñu ngi lay gis lu fi nit di wax yaa ngi taxaw ndax Moustapha Mbaye moom dégg-dégg laay am si moom ñëw na këram romb na ma 4x4 am dem na loolu gis naa ko fii ñu koy dund ak loolu. est-ce que bu ñuy wax tey bay sa wewu tànk léegi yow boo doon lancer message en tant que jeune boo xam ne jeune indépendant nga tey autorités yi nga xamante ñoo dëkk si biir Passy ci wàllum inondation bi boo doon lancer message tey ban ci lan nga leen di woo yow. non jeunes yi ma lay du ma jeune indépendant c'est suis jeune politique. jokkoo suqali Passy laa ne avec dem indépendant wu ma de. ok waaw jeunes yi ñun ñëpp nañ lancé xool roy ñu comme Mambale Mambale monsieur le maire la nekkal Mambale këram sa ndox tokk fa ndax yërmandeem ak yëg-yëgam ak wane ne citoyen la moo tax mu bal lépp ñëw jàppale nit ñi xam ne ay doomi aadama ay mbokkam a koy dund ay jullit a koy dund comme moom mu cité ko ñëw ndax amul benn jeune Passy bu super su mooyee comité Joola bi te nañ bàyyi ne fii nu mu tëddee koñ bee lawbe ga mooy inondation baa ngi fii gannaaw agriculture Joola yi ñu ngi dund inondation bu ñaaw bu métti te situation bi du fii leew na partout la inondation soo koy wax leew na sël la fee dina dëgg la tamit nee nañ wàq nañ ñi fee ndax wàq bi des na parce que ndox mi démb mi soo gisee mu gën a augmenté dañ fi ñu wàqi dañ ñëw ba juub canal bi fu mu yem defuñ koy regard ñu wàqi foofu mu gën a xóot ndox mi su demee day refoulé day dugg si waat ci koñ bi moo waral situation bi gën a augmenté dem nañ fa maag bale ak chef de quartier gis nañ loolu ànd nañ ba foofu ak ñoon Abou Mbaye mboolum jeune bu si demoon gis na ko loolu tam ñu ngi koy jaajëfal bu baax xam naa dañuy poser suñu dernière question ki nga xamante ni moom moo di délégué délégué ginnaaw kàddu yi nga fi gis yi nga fi dégg ak li nga gisal sa bopp yooyu tamit sa quartier bi nga jiite tey est-ce que am nga enregistrement ñaata kër tey ji ñooy tëmb ci biir ndox mi. dina jafe comme nu koy Amadou Wane waxee muy un jeune dynamique du quartier bokk ci conseil de quartier bi di ko dundal di dundal quartier bi ñoom ñëpp conseil de quartier bi ñëpp jóg nañ mel ni kenn nit démb ànd ak man jàppale ma mënuma xaw ma sax li may wax parce que mbir mi tellement que dafa triste dafa métti démb jooy naa samay rongoñ dal na sama dënn ndax lew na lii nee naa la dund naa ko ñaantuma yàlla dund ko seulement parfois da ngay dem a dem ba yaakaar ne lii xamatuma daal ma koy waxee mais métti na ba ci kanam yàlla nit wat mënut a dund ci biir ndox nit du jën te ñun ñaanuñ yàlla kenn nekk fi jën te ñii di dund les impactés là ñu ngi dund jën démb dugg naa kër Khady Diallo c'était invivable kër Ndeye Penda invivable kër ñam Baye Cheikh Thiam mii invivable nit mënu faa dund kenn mënut a dund ak ndox ñun sàkk ñu pour ñu dund ci biir ndox ay waa ji ay ressortissants Passy yi ay balaa may wax ak ma Samba ak ma Demba ressortissants Passy yi ñu seen loxo jot seen ginnaaw man délégué de quartier mi xeebu mii maa ngi leen di tàllal loxo ginnaaw ba ci maire sunu kilifa jéemee lu mu ciy def mu ngi ciy jéem 54 lam maa ngi tàllal loxo ressortissants Passy yi nañ ñëw dimbale lew na xam nga lan laa gën a bañ ci àdduna le faux dévot nit da nga koy dimbale fu nga ko soxlaa waaye toog ba soxla ba nga yob ba sa soxla jóg nga ñëw ne taxaw ne dama koy jàppale amul njëriñ lew na lii cri de cœur la pour lew na yéen leader politique yi yéen leader de développement yi Amadou Debe Dem Ibrahima Dem waa lew na ngeen démb dugg naa ba kër ñoom Ibrahima Dem yàlla def na amul ndox kër ñoom Debe Dem amul ndox waaye ngir yàlla yonente bi am na ñoo xam ne ñu ngi mel ni jën ñu ngi tumuranke billahi wallahi wa tallahi démb xoolal kër maire Fatou Sow mii démb danoon partage su amutoon suñ tabaxutoon étage wallahi billahi wa taala dañuy suux kër gi tamit la même chose ñun suñ kër la même chose
ngir yàlla yonent bi yéen ressortissants passé yi tàllal nañ loxo kaay leen ngeen dimbale Léona soxla na leen ku nekk sa dërëm ak sa ñaari dërëm comme ni mu ko Amadou woon waxee ñoom dinañ càmbar daaw la fi dugg dinañ ko fi joxe te yàlla yonent ba seet na ne maa ngi gërëm ba ci kanamu yàlla waa sapeur pompier guddi ak bëccëg suba ak ngoon yàlla yonent ba seet na ne ndekki tey yàlla yonent ba seet na xale yoo xam ne nii ñu ngi nii ku suma moromu doom lañ suma moromu rakk suma moromu jërbaat ndekki sax tey maa leen ko jox billaahi wallaahi taala te aw ma ko lu may kos yi pour suma njaboot la waaye dama ciy fexe dund amee ci parce que ñoom ñoo taxaw pour Léona ngir yàlla yonti balaa ngeen toog bañ Léona sonn kaa leen ngeen dimbale Léona asamaan sàng nii dina wàccee ak ko ndoxam balaa Léona di kii na ngeen toog fële di wax naan ay maire laak ma samba laak ma demba la ñun soxlawuñ loolu ku xiif ku ko jox mu lekk la bëgg ku bëgg a lap soo ko joxee sa paaka mu téye ci ngir yàlla yonti bi ressortissants yi kaa leen ngeen dimbale ñu ngi ci dox ndox te war ñoo dund ci ndox ñëpp ak ñu togg seetaan responsabilité bi ay Massamba ak Mademba la c'est pas notre problème tout ce qui est notre problème mooy que ne nga ñëw jàppale ñu tey ñu jóge ci ndox mi grand Amad Dem ñu ngi lay tàllal loxo ñu ngi tàllal loxo ñoom Omar Dem ñoom Jibi Ba famille Ba ñu ngi leen di tàllal loxo dimbal la ñu te yàlla tax sonn nañ ba fu coono am Ablaye Diak Doudou Guèye yéen ñëpp ñu ngi leen tàllal loxo seen kër yaa ngi suux ay waa ji jàppale leen ñu yàlla bu ñu dundati bés bii yàlla bu ñu ko dundati lii daal vraiment cri de cœur la envers les ressortissants de Passy te vraiment ñu ngi leen di gërëm ñu ngi gërëm vraiment Passy TV. yàlla def na ok mon commandant merci bien yàlla def na une impacté mu ngi nii kii moo dund. ok kii moo yuuxu démb ñu ñëw wala ji ko. këram biir néegam ba 1 mètre de profondeur de hauteur moom mun na leen wax lu mu dund mu ngi nii dafa bàyyi këram at bu jot c'est comme ça Yande Thiam dañoo nekk ay gor rek mënuñoo bàyyi seen kër mais mënoon nañ bàyyi seen kër démb Xali Diallo mu ngi ci digg ndox mi. jaajëf ay waa ji dimbal leen ñu te yàlla tax. bu leen xaar ba ñu suux ngeen ñëw taxaw ku nekk di ŋawti ak seen di wax kaay leen ngeen jàppale ñu fu ñu ko soxlaa lañ leen di ooyee kaay leen ngeen jàppale ñu waaw. jërëjëf lii de mooy suma cri de cœur. jërëjëf envers tout le monde. waaw ku ci mën dem dimbale ñu te yàlla tax voilà merci beaucoup. léegi édition spéciale bi day woyandi fii ci Passy ginnaaw bi nga xamante ni dund nañ ko ku dund ku nekk na la nga dund yaa ko gën a mën a nettali keneen a ngi nii koo xamante ni victime la ci inondation bi chaque année mu ciy gën di méttalee soxna si salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw nga fàttali nit ñi tur bi sant bi. Ndeye Penda Si. ñu gis ne at yi yëpp yaa ngi dund jafe-jafe bu métti si wàllum inondation bi lan ngay nettali ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan ak ñi lay déglu. sonn rek di ñaan dimbal ngeen dimbale ñu ndax itamit chaque année lii la ñuy dund dafa métti trop sama doom yi sax mënu ma leen yor wala ma togg añ sama kër mënul nekk su nit ñi toggul wooma wóor na yàlla du ma mu am fu ma teg sama cin li pour togg añ. sama xale yi dañoo dem sama kër maam fa lañ nekk kenn ki Yandey Fay moo ko yor kenn ki Badiane Fasso moo ko yor ma sonn trop démb dama tiit jaaxle mënu ma fexe ba coupé courant bi mu jig dama oo Cheikh Marigo suñ chef de quartier bi moo ñëw dimbale si ma bu nekkutoon ak moom dana gën a métti ndax mun naa dee ca ndox ma wala courant bi su maasee du sotti ndax du aw ma ku ma dimbale ñu sonn trop nag chaque année lii la ñuy dund chaque année lii la ñuy dund ñuy woo nag ñëpp nu ñëw autorités yi ñëpp nañ ñëw dimbale ñu te yàlla tax ndax sonn nañ chaque année nag nii rek la ñuy dund ñu ngi ñaan daal képp koo xamante ni responsable nga rek ñaan nañ la tàllal nañ la loxo ngeen ñëw dimbale ñu te yàlla tax bu leen xaar monsieur le maire rek ndax am na année boo xam ne monsieur le maire ba mu ñëwee digg ndox mi man ak moom fa tawu Sénégal partout di ko waxtaanee te taxul ñu am solution ba léegi ci lii la ñuy dund chaque jour année si lii la ñuy dund nañ leen ñu dimbale te yàlla tax dimbale leen ñu loolu daal la ñuy ñaan ko ñu dimbale na ñëpp waaw foo yaakaar ne foofu la war a jugee ko ak foo la yaakaar ne fa la gën a gaawee tamit. ah kanaa gouvernement bi tamit ak itamit ñi nekk ñi dëkk Passy rek te yàlla am lu mu leen may ndax itamit buñ ko wuccee monsieur le maire rek du sotti képp koo xamante ni doomi Passy nga te nga bëgg Passy kay leen dimbale ñu te yàlla tax waaye buñ ne monsieur le maire mënul lépp na Mame Baye jóg Ibrahima dem na jóg Debe Marigo na Debe dem na jóg na ñëpp jóg parce que ñoom dañ ne Passy la ñuy xëccoo am nañ luñ xëccoo ndox maa ngi nii kenn ko looy xëccoo am nga loo xëccoo ndox maa ngi nii pour defar Passy rek la am nañ luñ defar mu ngi nii
waaye buñ xëccoo rek nii la wala naa la wala nële la déedéet fu mu toll xëccoo dafa jot ñëpp a ngi xëccoo ñoom ñi xëccoo ku ne ku si nekk am nga loo xëccoo nañ xëccoo ndox mi moo gën ndax sonn nañ waaw fi mu toll nii man maa ngi kër Badiane Fass Sow wala kër Ñang Baalo waaw wax dëgg yàlla même Babou Touré waaw génn naa sama kër même Babou Touré daaw ndax ma ñëw ba sama kër fekkuma fa mu ñëw garas na ma kañ dem sama kër nga nekk fa wax dëgg yàlla waa koñ bi mënu ma leen fay wax dëgg mënu ma leen fay Cheikh démb ndax man ndox bi doo fi fanaan suñu chef de quartier bi ndox mi doo fi fanaan sama kër nga jëm wóor na yàlla maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaanal suñu chef de quartier bii yàlla na ko yàlla may ndam ci li muy def yàlla may ko wér ak wérle ndax itamit sonn na démb xuus na ndox mi luñ mësta am nañ ko démb chef de quartier bu jóg dugg ci ndox mi ànd ak délégation ay gune ñuy xuus ndox mi di la jàppale loolu mosuñ koo am mosul am waaw te démb ku ñëwul sama kër ku ne da nga gisul ndox mi waaye boo gisul ndox mi sa yaram day daw moom démb dafa jaaxle yooyu yëpp dañ ko acc amatuma dara wax dëgg yàlla ceeb ba ma jëndoon sax dafa tooy ndax booba man kenn nekk ci kër gi sama gune yi newuñ fi bi ndox mi attaqué man rek manuma dara waaw même yére yi sama yére yi lépp a tooy dara desut waaw lépp a tooy sama paan yi sax dañ dem ndax ndox mi dafa dóor ak doole lépp a dem desewuñ dara waaw. mu nekk lu yéeme loo xamante ni ki ko dund moom moo ko mën a nettali boppam te nettali si làmmiñu borom la dàqee ñu ngi ci cappaandawu édition spéciale bi dañuy jox rek nga xamante ni moom moo di monsieur Wane Amadou Wane moom tamit mu joxe dernière contribution mais moom dafa mel ni laalut laalaaki bi maanaam góom bi ni ko gars yi di waxee daal ba léegi moom amagut solution par rapport ak Mame Bale monsieur Wane. waaw jërëjëf sëñ Modou waaw donc di gërëm ñëpp rek ni ko ñëpp waxee di tëjee rek ne Mame Bale dafa am lu mu laal Baye Cheikh Thiam am lu mu laal muy yu am solo Mame Bale nee na mission parlementaire bi ñëwoon na fi effectivement ñëw na fi mais mission parlementaire aussi nekkul kuy exécuter lu mu mun a dem moom mu càmbar saytu xool la fa ne mu rendre compte à qui de droit te defe naa ne Sénégal yëpp kuy suivre information xam li xew ci réew mi dem nañ rendre compte daf nañ seen rapport jébbal ko fiñ koñ ko war a jébbal léegi nag xam nga ñu ngi lancé un appel di woo les responsables politiques mais di woo keneen ak keneen ñi autorité wala di woo keneen ku ci ne muy homme de bonne volonté homme de bonne volonté it lim mën mooy ñu commencé dara mu am dooleem daf ko ci loolu rek la mun ndax tey benn homme politique wala muy acteur de développement ñemewoo ñëw ne da ngay gas suufu Passy wala indi fi sa entreprise ne leen kaay leen defar yi déedéet parce que dafa am le cachet officiel de la commune de Passy ci loxo maire la nekk suy am kuy rendre compte du Amadou Débé dem munu dem ci benn ministre ne ko lii nga may defal suma dëkk lim mën mooy ñaan te bu ñaanee même bu ministre bi di réagir de am na fu mu war a jaar am na les élus ñu ngi fii les autorités administratives fa lay jaar donc léegi li ci mën a nekk mooy c'est le maire en personne moom lañ jox la cachet officiel de la commune kon donc bi mission parlementaire ñëwee dox fii wax ci il est le seul habilité ku ci mën a dem dox ci sawti ci wax ci ba indi ci saafara wala muy rendre compte askan bi ne daf naa xam nga nee na mu ngi rendre compte délégué de quartier mu ngi rendre compte ñeneen mais askan bi ñun ñu koy souffrir dañ ñu war a wax fu mu toll dañ ñu war a wax ne mbir mi fii la toll fële la toll ndax dem nañ ba un bonne volonté ni ko Cheikh di appelé moo dem ci Babacar Gaye je parle sous le contrôle de Babacar Gaye ne ko nag man dey bëggoon naa dugal suma loxo ci mbënd bi waaye dama xamut fu may dooree nan lay def Babacar ne ko dañu ut document ñu dem ministre de l'hydraulique ak assainissement ñu jéem a xool luñ fa mun a def ndax yàlla daf na am na responsable politique bu nekk Passy moom ci parti boobu la bokk ñoom ñoo yor foofu mu wax ma ko ma woo responsable politique boobu ne ko est-ce que mënoo ñu utal audience foofu waa ji ne ma may ma 2 minutes mu revenir ma ne ma kooku nee na jarul ngeen di ñëw mais moom il vient à Passy mais nag kooku nee na ma it man day mun naa ci appuyer lu ma mun xool ci services sociaux yi nekk Sénégal yëpp yoo xam ne mun naa ci tappe ñu wut liñ ci jàppalee Passy waaye bu amee benn coloration politique je me retire te malheureusement loolu moo ci am bañ ko defee loolu yëpp kooku doxoon loolu yëpp wëlbate ko woo ay nit ne leen utal naa Passy 10 millions utal naa Passy 10 millions waaw yooyu noonu daal wax dëgg yàlla mooy xam ne mooy retardel yenn yu bari mais di wax ne c'est le maire moom lañ jox le cachet officiel de la commune ay métit bii ñu naan ñu métit di ci xaar Mame Baye di ci xaar Ibrahima Dem di ci xaar Amad Dem di ci xaar keneen ak keneen ku politique ut ak yëpp
moom le cachet officiel mi yor moo ciy jiitu ñooñu suñu ñëw ñu xam ne ñoom matadi waaw donc en grosso modo loolu daal mooy solo si li ñuy dund ñun xam nañ ko population Passy sax xam nañ ko waaye day xam ne fu mu ne jeunes yi mënatuñ génn amoon na jamono ñoom Aliou Ndaw ak yooyu ñun ñoo fi doon nekk di yenu moo dem mii ci boppam takkoon na fi sax saretam ñuy roñle ay nit en 2013 ak 2014 yëpp di roñle nit ñi di jàppale nit ñi mais dañ xam ne loolu mënu nekk chaque fois loolu mu nekk une routine lii di ko def day dem ba finalement da lay soof parce que jéemuñ ci suñ ci jéemee ni ko Nioro amee ni ko ñeneen amee kii wax na fi Eiffage fu mu jaar mu endommagé day dédommagé le pourquoi parce que dédommagé wuñ ko kon donc dafa am manque de suivi par rapport à ça ce suivi là fu amoon. suivi boobu si kan nga yaakaar ne la waroon a jógee ko. mais ci ki ma la wax ne moom lañ dénk la cachet officiel parce que tey boo demee ba Ndiaffate di nga gis ne Eiffage endommagé na fa am na lu mu leen fa defal boo duggee ci commune Diossong am na école yu fa kii collecturé mais lan la Passy bénéficié wu ci Eiffage c'est pas normal dañ ko war a topp ay 10 kilomètres de route yu ñu doon wax ak canalisation yeneen ak yeneen Nioro bénéficié wu na ci seen route lu tax Passy bénéficié wu ci ki yore cachet officiel bi moo koy topp man xamuñ ma Deme Dem xamuñ ko Ibrahima Dem xamuñ ko soo demee wax foofu du dara foofu c'est le maire Pape Adama Cissé moom lañ ko dénk moo ci war a wax. voilà mu nekkoon édition spéciale bu ñu leen doon amalal fii ci Passy mu nekk loo xamante ni nag mbégte kontaan rek lañ ci doon am wante nag lay sababu waxtaan bi yëpp mooy bëgg ñi nga xamante ni ñoom ñoo di autorités yi gën a bàyyi xel askanu Passy parce que nekkul loo xamante ni dafa ciblé benn quartier wala benn kii mais population Passy yëpp ñoom ñooy dund jafe-jafe bii nii ba tax na fépp fu ñu mën image yegg fa dinañ ko def fépp fu ñu mën tamit kaddu yegg fa dinañ ko def ndax nekk na loo xamante ni comme ni ko délégué de quartier waxee nit mënut a dund ak ndox da nga koy jëfandikoo waaye ndox warul laa jëfandikoo te askanu Léona ak Diamaguène Léona ba Daaru Salaam yaakaar naa ndox mi mooy jëfandikoo nit ñi mais nit ñi mëntuñoo jëfandikoo ndox mi parce que ndox mi dafa dem ba ëpp nit ñi ba nangu seen i bërëb. kon mu nekkoon édition spéciale ci présentation bi Mohamed Touré ñu feggoon ceeg délégué des quartiers Cheikh Marigo ak monsieur Amadou Wane nekk conseil de quartier ak ki nga xamante ni moom moo di Mame Bale Ndaw moom it nekk fii ab jeune bu di bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy accompagner maire toujours ak beneen nag élément Baye Cheikh Thiam moom it bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy dund fii inondation bi gën a taree ak suñu jigéen bi nga xamante ni moom mooy Ndeye Penda Sy kon édition spéciale bi ñu ngi leen di jox rendez-vous dig daje ci caméra bi Seydou Aline Sow Abdallah Thiam ñëwul tey Daouda Thiam ak Dame Cissé kon jaa ngeen jëf